ñu ngi fii ci assemblée nationale nara amal rek suñu invité de la semaine dal daje semaine bi nag nara accueillir l'honorable député Fatma Diop nekk 8e vice-président bu assemblée nationale ñu nar a waxtaan nag ci li nga xamante ne moom mooy coow yi amoon entre moom ak waa parti démocratique sénégalais lan moo waral biñ koy tabb 8e vice-président mu daal di am ay coow li nga xamante ne moom mooy coow yi nga xamante ne moom moo nekk ci assemblée nationale waaye aussi Mbacké Bawol lan la fay représenté ndaxte bàjjenu gox la tamit moom mooy responsable association boobu nga xamante ne moom la ñuy wax waa bàjjenu gox dañuy daal di dugg rek gisanteeg suñu invité de la semaine. ñu ngi jàkkaarloog suñu invité de la semaine comme ni ñu leen ko waxee rek di suñu 8e vice-président ci assemblée nationale di l'honorable député Fatma Diop honorable ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay. ñu bàyyi la nga nuyoo invité spectateurs yi. dëgg la ginnaaw ba ma sante yàlla julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi sant sama ñaari waajur di sant waa Sénégal gépp en tant que député du peuple. D'accord. di sant askano Mbacké le département de Mbacké plus particulièrement commune Mbacké bi nga xam ne bi ma la parti démocratique defee ci liste bi parce que je suis du parti démocratique sénégalais de maître Abdoulaye Wade ça pourtant ñi ñu ngi koy lam-laame loolu de d'accord dinañ si dikk donc je suis l'honorable député 8e vice-présidente à l'Assemblée nationale du parti démocratique sénégalais de maître Abdoulaye Wade ça c'est clair. Bon maa ngi nuyu askanu Mbacké wi nga xam ne commune Mbacké bi nga xam ne ñoo ma doyloo woon am loo xam ne lii yaakaar nañ ko ci man ginnaaw yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba defe ne buñ ma joxee seeni xob ba ma ñëwal leen ci péncum ndaw réew mi dina am taxawaay bu ma taxawee ba nga xam ne ci kàttanu yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba dina am lu ma mën a indi pour mën a soppi xar kanamu Mbacké waxuma ma soppi lépp parce que kenn mënul lépp mais dina am lu bari lu ma indi loo demee ni dañ ne paas sëri ca yóbbal te defe naa ne loolu bu affaire yi gënee xóot dinañ ci dem. Alors maa ngi ñaanal sëñ Mountakha Mbacké xalif général kullu murit mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak njabootu Serigne Touba gépp ñu tàmbali suñu émission. nuyu bi moom am na solo lool honorable non ñun murit xam nga rek. waaw yéwén dañoo foog ñu nuyoo. waaw ñu ne ñu accordé leen c'est ça loolu la rek parce que tamit l'honorable député Fatma Diop fu mu wax rek foog mu tudd Mbacké. te loo wax rek dafa jiital Mbacké même j'ai l'impression que sax da nga jiital Mbacké avant même parti bi nga xamante ne moom nga bokk. dëgg la. loolu laa def effectivement lan moo ko waral li nga doon nii parti bi la wala waa Mbacké la li nga doon en tant que 8e vice-président du ma sa 8e vice mais en tant que député lan la Mbacké la wala c'est le président de la le secrétaire général. d'accord xam nga parti bi ma doon du parti boobu rek moo amoon ay député yoo xam ne investir nañ leen au niveau du département de Mbacké du PDS kese bon su ma sama parti bindoon te askan wa jubluwuñ ma amoon comment dirais-je kóolute wala yaakaar ci man comme ni ma ko waxee ginnaaw yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba du ma jàll. waaw waaye tamit bu la parti bi investirul woon it. ça on n'en disconvient pas. loolu moom waxaalee su ko on n'en disconvient pas. alors du doon député parce que. yàgg naa ci parti bi. kuti ba ngoom ba may xale sama njeeg yépp ci parti démocratique sénégalais laa ko def. njeeg nga wax de. njeeg ba may jeeg. loolu yàgg na war na yàgg lool booba juddoogoo. booba juddoogoo keroog ba Ablaye Wade di ñëw Nioro Maamu Ndëri. di seet si Njaaj Jang. waaw. yaa ngi dégg. maa ngi dégg maa nga foofa. am naa fa ñaari doom. boobu Mamour Ousmane Ba était le premier questeur à l'Assemblée nationale au temps du PS. mooy opposé ba suñ jonn yàlla. mais loolu doy na waar de honorable. te musuma cee am dara nag. waaw moom lañ la yàgg bañ a dem ba ci ngay wax nga ne dem loolu laa wax xam nga kañ la ma Ablaye Wade dama sa recevoir. bi parti bi daano te ba ma ñëwee xamuma. déedéet kay. waaw ma ànd ak le président du conseil départemental sëñ Fallou Mbacké moo ma indi
mu sëñ Mbàkke Soxna Lo ba te li tax mu indi ma parti bi dafa daanu xam nga on a perdu le pouvoir ma toog ba mu yàgg ma ne le président Wade mérité wul lii ak li mu def yépp ci département Mbacké lim ci injecté ci àdduna mérité wul parti bi naax saay fi. mais lu tax kon nga continuer di ànd ak moom quand on sait que ba muy neex daf la fi tegoon. engagement ak détermination ak conviction bu ma amoon ci moom yaakaar te yaakaar naa ne loolu aussi kiiwuma trompé wu ma woon daal. ci naka les Sénégalais lu tax ñu regretter li Ablaye Wade perdre pouvoir bi. mais defalu la dara yow. bien sûr mais defar na Sénégal. te man c'est le Sénégal qui m'intéresse. c'est le Sénégal qui m'intéresse bépp président boo xam ne bii ñëw nga di liggéey Sénégal boobu moom wax dëgg yàlla dinaa am fit ak courage yu taxaw féliciter la ànd ak yow. comme le président Wade mais yow fippuloo bi nga xamante ne mu ngi nekk ci diggu ndëndëm. waaw ak président de la république. waaw ñëpp di ko jokk transhumance yi di ñëw ci moom di leen accueillir bàyyi la yow fippu taxula woon fippu. période boobu avant 2012 muy daanu. fippu pour dem feneen. fippu pour mer yëg sa bopp par rapport ni nga yàggee xeex na. waaw pour dem feneen sa jege maar yëpp. Wade nga xeexal. jamais taxulaa fippu. nga am noo mel yëkkati sa bopp. jamais waa APR xam nga luñ ma doon wax. waaw maire politique nga ba màggat amoo dara. Màkka sax PDS yóbbuwu la fa. musuloo dem Màkka. yóbbu nañ ma ci Macky Sall. waaw en tant que bàjjenu gox régional. waaw mu may 14 régional yépp billet Màkka moo ñu ko may. ñu neeti déetewaay ma ñëw assemblée nationale. ñu tiré à mon absence nekkuma fi ma gagné ñu jox ma ko lii am na ci nguurug Macky Sall. xanaa honorable loolu moo tax li ngay faral Macky Sall bëri. amul faral Macky Sall il faut qu'on ose dire la vérité li may wax toujours man ginaaru kenn nenu ma xam nga wax nga ci sa wax ne ma. yow lu tax président Wade deful la dara ci nguuram te nga topp ci ba tey fippu woo waruma fippu parce que mu ngi doon def ci Sénégal. peut-être dafa agsi wutoon ci man ak xaj na ñi ma toppoon dañ ma gasoon suul ma. ñan ñoo la suul. fa ma doon liggéeyee sama département les responsables qui étaient là-bas ma nekk avec eux di liggéey peut-être ñoo ma defaloon ouverture pour que le président Wade mën ma recevoir. reconnaître ma. honorable na ku mel ni l'honorable député Fatma Diop pank xam boppam. vraiment te wax du ko lokk. xam nga li ñuy wax léegi pànk. waaw pànk Sénégal léegi. waaw boo dee wax katu dëgg ñu ne da ngaa pànk. damay wax période boobu am mënul wanewuloo sa bopp comme ni nga koy wane nii. maa ngi doon wane sama bopp ndax tey boo demoon au niveau de Mbacké boo ne ana jàmbaaru PDS ñu ne maire Fatma Diop. am na ñu fa nekk nag waaw peut-être PDS. PDS laa wax. PDS laa wax leneen intéressé wu ma PDS laa doon liggéeyal. mais ci biir PDS ba agsi fii aujourd'hui dañ laa contesté honorable nañ ma contesté c'est leur problème. c'est leur maa la ko wax. c'est honorable nag xam nga la mooy. c'est leur problème may ma tuuti. waaw lu tax ñu di ma contesté. ñi Abdoulaye Wade defoon des milliardaires. yaakaar ci ñoom ne dinañ téye parti bi. milliards yooyu ñu jox leen ko pour ñu def ci des créations d'emplois. mettre le Sénégal en avant ñooñu tey anañu ñoo placé seeni dàll jigéen ña jël seeni saak amee defaru ba mu jekk ne mot rangi ca ginnaaw le président Macky Sall man nag dama toog fi ma toogoon. ñooñu ñan la may ma rek maa ngi ñëw. ragaluma taxawal tuuti man nag dama toog fi ma toogoon. ba yàlla fekk ma fa fayal ma boppam ndax coono du réer borom yàlla du fay wax bàyyi jëf. yàllaa ma fay parce que dama doon dox dans le social nekk actrice de développement boole ko ak politique. yow dafa mel ni yow. su ma la déggee honorable parce que ci sa interview yi ma la mës a dégg yëpp bu ñuy dégg ngay wax dafa mel ni li nga am du parti démocratique sénégalais mais action sociale yi nga xamante ne moom ngay def moom moo la may lii nga. yàllaa ma fay bu baax je suis la présidente régionale et départementale des bàjjenu gox. Je suis la présidente des groupements féminins. Je suis la coordinatrice départementale du comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. J'étais conseillère municipale.
Présentement, là où je vous parle, je suis conseillère départementale. Je suis dans le comité de santé du district sanitaire de Mbacké te góor gu ma musta jàppale daanu nga. pour nga jël poste maa la wax ci télé laa nekk ak rajo di wax dañuy ñëw ma ànd ak ñoom campagne ci groupement yi pour nga gagner poste président comité de santé. waaw représenté fa woon sax Amnesty International. dégg nga nekk fa coordinatrice AFAO association des femmes de l'Afrique de l'Ouest te benn leader politique du ne mës naa jox Fatma Diop 1 franc pour mu jóg campagne pour gagner poste organisation de femmes yooyu dama ne benn responsable au niveau de Mbacké musuma jox 1 franc pour ma battre campagne pour jël ces postes là man maa la waxal lii man maire Fatma Diop Mbacké may ma tuuti rek politique bu doon fii la doom jekk naa man politique a ma toroxal ci naka sama jëkkër instituteur principal de classe exceptionnelle la lu nit di yor ci réew mi mën na koo yor nekk na jàngale ba jóge fa nekk dans le commandement territorial 0 faute waaw amul benn daal may ma rek ma dikk may ma rek ma dikk dama ne waaw bon tey man mii ma mës di ñafe ma mës di ñaq man pour loolu sama jëkkër doon waaw terewutoon may ñaq maa ngi ci luuma yi def dama bëgg nga déglu ma nga xamante ne moo war a mën a tax comme que ne nga kenn mësul a financé ba nga mën a na benn ministre parti démocratique sénégalais na leen téléphoné ne mës naa jox Fatma Diop nangam wala président Wade mës na jox Fatma Diop nangam ki la xamut président nee naa la keroog bi ma recevoir yow waa Mbacké may dégg dafa am ñu ma àndaloon ay kilifa les anciens du parti ñu di leen wax ay 3e âge yaa ngi dégg ànd ak ay jeunes garçons ànd ak ay jeunes filles ànd ak des adultes ànd ak des grandes dames bi may recevoir fii ci këram gi sa bopp xanaa wala man mi nga xam ne xoolal le procureur m'a convoqué le jeudi le vendredi le samedi le dimanche ba le ñu ne ma duut njaareem benn place ci politique may ma tuuti ma nekk ci politique nekk ci bureau de vote yi di xeex di xuloo ñu may traîner gendarmerie di ma traîner police bële dafa am une dame boo xam ne dafa ñëw au niveau de Mbacké bëgg a ñu bëgg koo parachuter au-dessus de moi ma lànk comme ni ngeen ma xamee ma lànk ba te wut ko ma lànkale am ñoo xam ne ñii dañ leen a jël monter leen ci sama kaw notre responsable ne femme bii tant que teguma ko ci kanam procureur pour wodd sama wax am na nu mu ko waxee du régler te du xam boppam man j'étais la seule femme qui osait dire non à ce responsable là pour ne ko jamais au plus grand jamais je ne serai jamais derrière cette dame là non si toutes les femmes de Mbacké étaient derrière vous ma di ko wax sama responsable tous ensemble derrière cette dame là je resterai la seule Fatma à vous opposer carte rek na ñëw ñu voté ma ne jigéeni Mbacké nañ leen am fulla am fayda may ma ne jigéeni Mbacké nañ am fulla am fayda peese suñu bopp xam suñu poids suñu junniy musóor yi nañ dem ci suñu responsable laaj ko su ko gënalee benn musóor bii di door a ñëw ma ne ko ñu xam suñu bopp ma jëlal leen exemple ci la présidente Aminata Tall je le salue au passage di ko féliciter ndax courage am ak engagement nit noonu lay may day dëggu ma ne leen honorable say adversaire ngay saluer di nga ma déglu maa la waxal lii jigéen la may ma bu ma waxal ay adversaire pour lan télé de Diourbel di jigéen di battante loo bëgg ma xas ko jamais c'est une battante te elle l'a prouvé dama ne même chose que ñoom Aïda Mbodj autant pour moi voilà musu ñoo ànd liggéey mais c'est une battante c'est une battante et je la félicite ku ne xam ne Aïda Mbodj c'est une brave dame te politique la mën macha allah dama bëgg nga diglu man la may wax amut nag kenn ku ma ci mës a dem buubal la sa feli néeg ku ma ci ñëw sa kër politique a ma fa yóbbu bu dul politique maa nga ca sama kër toog la ma yàlla séddee maa nga fa toog est-ce que c'est que ngeen jàmm yéen ci seen biir bu baax
bu baax a baax kër Aminata Tall. parce que temps yii passé dégg gis nañ fi benn vidéo boo xamante ne dem nañ ba ne sax da ngeen doon waaj a xeex yow ak responsable. bi nga xamante ne moo bokk. waaw xam nga bokk yéen gis-gis. di Kiné Diop suma juum. waaw loolu xam nga yéen journaliste yi nag yenn saa yi. ah vidéo la nag honorable ñu gis nag. waaw mais vidéo xeex da ngay songo. mais ki jóg ma yore sama micro di def sama discours. mu ñëw fekk la nga ne la bul yàq sa discours ñoo bokk toog. ñoo toog nii ak la nga wax tamit. waaw très bien bon xam nga li waral loolu. waaw dégg dama ne nañ ko la ñoo seetaan nañ ko bokk cours de récréation. waaw mais bokkuñu classe. ba pare continuer sama discours mu jóg ne ma bul yàq sama wax la may wax naa ko ba pare tout le monde a compris ma roof continuer sama discours. waaw lu tax nga wax ko fa foofu nag honorable yow tamit lu tax duma ko wax foofu dafa dangaa xam la ma wax ba ma tontu ko waaw wax ñu nag lan la wax. la ma wax xam na ko xam naa ko. lan la wax lan ma wax. waaw xam na ko xam naa ko ñun de li nga def la ñu gis. très bien ba tey merci. la nga wax la ñu gis ba tey baax na. xam nga salaan du jooy te kenn kiiwu ko. man de dégg naa ñu ne daf la wax ne la. que yow maanaam parce que discours ba nga xamante ne. waaw demal waxal rek discours ba nga def ca Matar Ba. moo tax daal en gros mu gëm ne yaa ngi ci Macky Sall daal. c'est pas son problème. waaw mais loolu wax loolu la wax ba mu waxee loolu ma ne ko maa tey déggoo li ma la wax. maa tey laa ko wax. su may dem yoonu kenn nekku ci. yoonu kenn nekku ci. ba may dugg dans le parti démocratique sénégalais kenn yóbbuwuma ci. ba may jël sama alal ak sama alalu jëkkër di politiquer le parti démocratique sénégalais dërëmu kenn fekkuma ca. musuma dee ñu jaale si ma. musuma wopp ñu seet si ma. musuma am problème ñu dikk. musuma ngénte ñu ñëw musuma ceetal ñu ñëw. quel est leur problème. le problème mooy li ngay wuyoo PDS. waaw yow dama ne dimbali ma ñi wuyoo PDS ñi wuyoo PDS te Ablaye Wade defoon leen milliardaire. ñu di ko wuyoo toujours ñëpp a dem. keroog dama ne demoon ngeen arena. demoon ngeen arena. waaw. gis ngeen kanam ya ñu rangale yéen a ko génne de. waaw ña fa nekk kañ xam naa. yéen a ko génne assumé nañ la ñu nekk. yéen a ko génne. mais assumé nañ ko ñoom. man ay tam transhumant lañ mais assumé nañ sauf que yow assumé man nag transhumé wu ma tey transhumé wu ma ëllëg. mais dama ne. gouvernement Macky Sall le gouvernement du Sénégal. bi ñuy renversé naan gouvernement Macky Sall. dama ne man ñemewu maa taxaw ci sénégalais yi naan leen liggéeyuñu dara. je n'ose pas le dire. c'est manquer du respect aux Sénégalais maa ko wax et j'assume. donc yow doo opposant. ba tey bu la neexee. non damay laajte. bu la neexee yéen lan mooy opposé. nekk fii à l'Assemblée di def de l'activisme. di def de la politique politicienne. di def politique des chaises vides. c'est ça loi bu ñëw nga ne doo ko voté. même loi biñ la war a fayee yow weer wu dee yaay jiitu fa ngay fayee ko. oto yi bañ koy joxe ñoo fa jiitu ñoo njëkk a rang jël seeni oto nga ne doo voté loolu. danañ ko jël parce que ay député lañu ma ne waay dimbali ma waay yow dañ ko jël ma ne bañ dee député nag askan wa leen fal dafa am luñ yaakaar ci ñoom. ñu ngi koy pour liggéey ñu liggéeyal leen ñu ngi koy liggéey. ñoo ngi koy liggéey. waaw lii mooy liggéey. ñu ngi liggéey kat lii mooy liggéey ñu ngi liggéey ndax assemblée nationale ils sont présents. dama te bëriwuñu ñoom ñooy minorité te pourtant nag saa yu plénière amee ñu wane seen bopp. dama bëgg nga déglu ma tey danga doon lamb waaye tey daj ngeen. dikk leen man bëgg naa ko yow danga ne waaw danga ne ñoo ngi liggéey. ñu ngi liggéey kay. liggéey mooy nekk ba plénière jot nga ñëw ne faa nga ci télé yi di nax askan wi. commission technique fa ñuy jëndee nag wax indi rendi ko fees tojat saam kenn ku nekk war a jël sa nar yóbbu nga toog ba ku ne yenu ci sa bool ñu jëm ca pénc ma pour wax li ñu fa dajale. nga door a ñëw naan boolu maire Fatma Diop be ëpp na. booli journaliste bi noo tudd. Assietou. boolu Assietou bi moom dafa tuuti nañ ko yokk est-ce que dinañ la faale. dama ne na askan wi xam seen bopp te réglé te bàyyi xam ne ñii dañ leen di nax liggéeyaluñ leen ak coin yeeg recoin yi ñuy jaar. dik yow nooy jàkkaarloo ministre wax bu paree boo ma dégloo ma wax. dama ne man ragaluma xamoo ko dama bëgg nga jàpp ci kii wax mu leer kaas naan da ngay jéem a comment dirais-je humilier wala da ngay jéem a xeexal sa askan ministre bi buy génn yaa koy njëkk a xaar ca seen porte de sortie ba di ko neexal ñëpp
opposition bi nekk assemblée nationale nga ne ñoom ñëpp loolu la ñuy def déggoo li ma la wax. waaw maa ci teg sama bët maa gis bakkan lay la. Toussaint Manga mi taxaw fii wax ak ministre transport Abdoulaye Daouda Diallo xas ko ba mu ràpp day def yooyu. Toussaint Manga xamaluma ko dara vraiment c'est un enfant. kon kay bul ne ñëpp waa taxawal tuuti rek. non may ma tuuti rek. waaw may ma tuuti xam nga yaa tudd turam. waaw man je n'ai même parce que pas opposition bi la bokk l'habitude de citer te gis mais nañu ne déglu ma rek dafay man du ma citer. du ma citer parce que nekkaguñ ci campagne te li may def nii. xam naa ko bu baax a baax kenn mënu maa sërxal. dama ne. Toussaint. tey buñ indi woon téere. ne kan moo gëm Karim Wade. xam nga ñoom ay karimiste lañ. man mën naa cee teg sama loxo en tant que maire ne moom gëm na li muy def. yow doo karimiste. non non du ma karimiste baayam laa. ba may ànd ak baayam boobu xaw ma Karim wala ma ngi ca ban ya di jàmm. waaw mais instant yi mooy candidat bi léegi bala ñuy dugg foofu. ma ne ci ñi voté woon candidature Karim Wade keroog. ci quartier général. ca laa bokk sama bat jangeek man ba tey ma denc. waaw dox nga bëggoon nga ne doo karimiste la. du ma karimiste Ablaye Wade la PDS la ñoom karimiste yi boo leen waxee sax dañ naan ñun karimiste lañ ñoom xale yi. dañ naan karimiste lañ man tam li ma nekkoon ba may tuuti ba léegi xale mënta tax ma changé ko dama ne man Ablaye Wade la PDS la. mais lan nga leen may ma tuuti ci ñooñu ci ñi nga naan nangam dama ne ñoom Decroix ñoom Dieye ñooñu ñoo fi ne ñoom Sonko wax tudd leen rek ñoom Bara Dolly mi nga xamante ne bi ñu lay bëgg a nommé 8e vice président ñoom ñëpp toog ñu kaas ko waaw nañ ko wax rek tam honorable bañ ko kaasee lu mu leen jëriñ la mu leen jëriñ wax nañu law en tant qu'opposante nag honorable dama ne lan la nga wan leen leen gannaaw ànd ak ñi nga xam te ñoo nekk ci majorité bi ba sagar xëy ndax damay politique te kuy politique bëgg nga avancement maa leen wan boo moom ma nga xam ne moom mi doon yee tëral Madické Niang di ko yee nag tey Madické ne 10 mu toog lettre ba njëkk a dem ca Ablaye Wade ca ña ko bind ca la bokk kan si koo wax léegi neen na Bara Dolly jeex na mu ngo yaa ko tudd de mais moom dañ ko choisir ku ko choisir Wade moo ko choisir Ablaye Wade ma ca Versailles moom moo ko choisir Ablaye Wade bi muy laata dem dafa am lum ñu wax attention lan la wax keroog ba ñu gagné législative yi ñu war ñoo installer le jeudi le mercredi la ñu woo këram duma ko fàtte mukk mu ne bu kenn ne maa jiitu toog ci sër ko di def li la neex man dama xeex démocratie ba agsi fii bon dama bëgg lépp lu ngeen di def sama kanam ak sama ginnaaw na ngeen dajaloo autour d'une table dëbb ko ba mu mokk rumbux ñépp ànd ci ngeen door koo fas génne ko lii la Ablaye Wade wax bon ku ñëw naan ma Ablaye Wade nii duma la faale te duma ko gëm mais day joxe ay dogal sama yoon nekk ci loolu déggoo li ma wax dama ne damaa toog dama ne maa gis ak maa dégg bakkan lay laaj loolu la fi bàyyi conseil boobu la fi bàyyi boñ buñ toogee ba Ablaye Wade dem ñu naan Ablaye Wade nee na gaw ma ko maa la waxal lii gaw ma ko même bu ñu defee daal di signé ku signé ñoom ñoo def daal di signé comité directeur bi maanaam mooy décider pour le parti dimbale ma yow may ma ba am na ñoo doon cité sànq gis nga ñooñu lang ci PDS rek la ñu ne may ma mënuñoo feesal pantre ñoom xam nga seen base lan la si ñooñu nga may limal seen base xam nga lan la télévision bi ak rajo yi fan nga leen foo leen mës a gis Omar Sarr am na base même bu fekkente ne bu ma waxal waxu Omar Sarr la mu wonee Dagana moom da doon duma rek tudduma Omar Sarr je le salue au passage may ma tuuti ma ne may ma tuuti Omar Sarr yaa ko fi tudd ma ko maa ngi koy gërëm di ko sant di ko nuyu dama ne ñi ngay wax kenn ci ñemewutoon a dem liste départementale kenn dañoo daw làqu ji nu mu tuddati ci liste nationale ñi ci des ci asaka ji lañ jàllee le plus fort reste suñu asaka dama ne man maa wax Ablaye Wade ne ko il faut que ça cesse golo dootul béy baabun di dunde Mbacké ba nga daanoo ba léegi département Mbacké ñooy gagné avec une victoire écrasante ñoom ñu defe ne dañuy toog Ndakaaru gi ñii xoju costume ba ne fa ñii njumbalu ba mel ni man dégg nga defe ne ñun dañ leen di liggéeyal ñoom ñuy jëriñu avec man ça ne va pas passer laa la wax. yow li ngay def nii est-ce que Ablaye Wade moo la jox autorisation. waaye yow dimbali ma waay yow Ablaye Wade musuma woo musuma xam Karim Wade musuma téléphoné lii ñuy bind ka wax yëpp xaw ma ci dara yow may ma sama jàmm xoolal. duñ la laaj sama askan laay liggéeyal askanu Mbacké moo ma ñor. doo liggéeyal Ablaye Wade jaunatuma bleuatuma vertatuma kon kay yow boo koy toog ci PDS. ñoo lu ma ciy génne.
lu ma ciy nga bëlatoo journatoo yow ba Ablaye Wade mësul yow la bon woo sa liggéey des na nga ne Karim sa Wade liggéey mësul des la na woo élu du peuple la ñu wax dama ne yow sa liggéey des na élu du peuple lañ wax di man dama war a liggéeyal askanu Sénégal waxuma la Sénégal nag askan wa ma fal dama ne bu jox laajoon sama bakkan ma joxe ko parce que deseelatuñ ma dara nekk naa député nekk vice-présidente à l'Assemblée nationale ci kattanu yàpp di ma ko may ma jàmm poste CEDEAO ba doo ca ñëw poste CEDEAO ba doo ca ñëw honorable yow lii la naqari moom poste CEDEAO ba ñëw ci déglu ma rek aw ma lu may naqari aw ma lu may naqari li ñu opposé woon ci 8e vice-président biñ la jox ni CEDEAO bi laa wax CEDEAO bi may ma assemblée man ci assemblée bii neexu bii mettiwu ma bii waaw lay la ñaata voix laa leen duma mais parce que da nga ànd ak majorité yow dimbali ma parité la ñuy xeex yow ngay jigéen war ngaa rus a toog fii di wax parité la kon Moustapha Cissé Lo du nekk parité la loola nga waxi ko Cissé Lo loola nga waxi ko Cissé Lo doo ma ko waxal ma ne sama yoon nekkut ci loolu voté woo leen bureau bi yéen daal damaa defe ne yow may ma tuuti maa lay déglu honorable gis nga nit waaw day dëggu naa lu toll ni le président Pape Diop ne day bëgg Sénégal gii moo ci nekkoon may ma tuuti rek damaa bëgg nga dégg waay yow may ma déglu ma vice présidente nationale am toog ci biir assemblée nationale même su fekkee respecté wuñ parité muy un homme d'état jaar fan Sénat président Sénat jaar fan président assemblée nationale jaar fan maire de Dakar macha allah sa vice présidente toog di jigéen ñu ne la bàyyil poste bi jox ko sëb jigéen nga lànk dafa lànk ba wut ku ko lànkle la def dañ ko proposé lànk la def ba wut ku ko lànkle tele laa ne moom mu ne boof ci poste bi ne dama ne président groupe ba ko wax de suñu président groupe moo ne woo naa Pape Diop nee na postam joxewu ko tey joxewu ko ëllëg waa poste bi dama ci amul droit tey député damay xullee mel ni lan di xullee ni xojju di xollaaral ba poste ba niñ ma defoon ci CEDEAO bi ba waa PUR jël ko gis nga ñii yàllaa leen woon boppam kon CEDEAO bi tamit naqari na la lool ba ca ñag ba maa la waxal lii mais lu tax ba ca ñag ba may ma tuuti CEDEAO bi waaw dañoo téléphoné ti ne ma Ablaye Wade kii la ko jox Cheikh Bara Dolly waaw ma ne alhamdulilahi rabbil alamina man dama ne na département Mbacké séddu gis nga PDS kenn bañu ko injustice bi nekk ci biir ak fumisterie politique bi nekk ci biir ak seen tricherie politique bi nekk ci biir moo tas le parti démocratique sénégalais may ma dikk maa lay déglu CEDEAO bi ñu ne Ablaye Wade nee nañ ko jox Cheikh Bara Dolly fekk man na nga laajte moom sëñ Cheikh rakkam ak ñeneen ñëpp dégg nañ ma ne man bu Mbacké séddoo rek je suis contente am naa satisfaction ñu ne moom lañ koy jox ma ne d'accord ñu dem ba mu yàgg lii ñu def tey ci kii bii nu mu tuddati poste bii moom lañ def ca bee ñu ne poste bi PDS a ko moom département Mbacké ko moom jigéen a ko moom ku mën a bind mën a lire bon poste boobu ça me revenait de droit yàllaa ko jël jaarale ko ci seen loxo pour mu jox ma ko 3 mois ñu ciy waxtaan de concertation di ma ko nëbb yëguma lu géej gi riir ba gis ci internet bi sëñ Cheikh ak jigéenam di pimpomanté ay flèche ma toog fee di déglu ba keroog le jour J biñ koy voté laay door a yëg loolu sa réaction takk jël sama kaala takk ci sama ndigg ba mu dëgër ñu ne candidat Mbacké ngi nii ma ne leen le PDS n'a pas de candidat ngeen di ma gis yéen ñëpp ma taxaw waa yàlla ne ko cas ci ñoom jox ko waa PUR gis nga ko iñaane sa dona sa deewin ñaaw xamuñu lu ma sama ndey bootee barke si Rasulullah may ma tuuti waaw may ma tuuti joué nga ci nag xam nga booba dem na ma toog bii ma toogati dégg ñuy apartheid xam nga dëkkuraa ngi woon sama wet yaa ko tudd de waaw ñuy léeg-léeg ñu woo ko lim génn léeg-léeg ñu ñëw dee ko ma gis ñaar fee ñett fee ma ne waa lu xew ñu ne poste Pape Diop bi kat parité bi ñu wax dafa dal ci koom jigéen a koy moom ma ne balan nag ñu ne ko bëgg déposer sa candidat ma jël sama sac à main ak sama portable bi ne tegg ci wetu Decroix ne ñokket jóg romb leen yéeg ci kaw dem sama bureau bind sama demande ba mu neex yaa ngi dégg xam nga dañ may nëbbu ku ma nëbbu ma réer la ma jël demande ba
ne ko ñuux fii ci ab rob kolu romb leen ñëw ci kaw ne ano kii président Niass ñu ne ma mu ngi ci suuf ma ne jàpp secrétaire ba ne ko téyal demande de candidature la na wàcc bala ñuy reprendre séance bi gaawal waaxu dem secrétariat dégg ne ano EG ñu ne mu ngi ci suuf ma ne ko jàpp secrétaire ba ne ko demande de candidature la bala ñuy reprendre séance bi daldi ki muuruwaat di ko toog ci bët croix tegale samay tànk di yëy sama si ngom boobu neex di yëy sama si ngom ne pat ba ñu reprendre séance bi président Niass ne waaw président liberté et démocratie est-ce que vous avez choisi votre candidat mu ne non monsieur le président ñun Pape Diop la ñu maintenir ba tey waaw candidature am waaw moom la ñu maintenir ba tey président ne bu xeet leetar ba ne leen donc il y a une demande de candidature qui est là qui fait partie de votre groupe Liberté et Démocratie l'honorable député Fatma Diop de Mbacké keroog bu ñu amoon cardiaque dañuy dee bu ñu amoon cardiaque c'est que ni ngi leen ko defee nag honorable ne ñu ma ko def ne ñu ma ko duute woon ca CEDEAO ba rek laa leen ko duute da nga vengé wu pour vengeance la ma ne xaw ma man ku ma ko dobin ma rokkim la ko metti na leen de ma ne baara dolli xas mere na la ci Toussaint moom sax na wàññi kilo ceebam wax na wax na wàññi kilo ceebam bi ma yafalee wala mu xaar ma buntu këram mere na ma yëguma ko yëgata nga si golo waaw parce que yëgata nga si golo yëgata kon yow sa yoon nekku ci ma yow dama ne la yëgati dama ne na wàññi kilo ceebam bi ma yafalee déggoo li ma la wax déggoo li ma la wax est-ce que biñ ko nommé joxe place su Madické Niang yow àndoon nga ci bu baax laaj ko yow place su Madické Niang yow xanaa sa nopp yi doo ko sekkar ñi déggoo li ma la wax ca commencement ba waaw bépp cër bu ñu yëkkati jox ko bokk département Mbacké ànd naa ci ndax dañoo sonn te dañoo yàgg nax di ñu utiliser dégg nga lu ñu liggéey def ñu ab grenier rek maanaam sàq ñuy liggéey rek ñuy jëriñoo dafa doy laa wax ndeysaan bu ci man boog dafa doy de man damay bañ ba keroog ba may sàngoo suuf mais buñ la jéemee destituer nag ku ma jéem a destituer comme destituer naka ci kii bi nga ànd destituer naka ni may destituer xoolal jàng naa UUOAE jàng tëpp na ma rëbëla dëbb Madické Niang ma ne duñu benn lan moo leen wutale duñu benn lu leen wutale duñu benn de waaw waxuma lan moo duñu leen benn war naa mën a nekk xam naa luy député ne la démissionnel ci sa poste waaw parce que yow déggootoo ak coalition bi nga xamante ne ñoom ñoo la fi teg démissionnel ci sa poste nga wax de waaw maanaam ñu def la comme ni ñu ko tàmm defee rek def la comme ni ñu def démissionnel ci sa poste waaw ak génnal ci parti bi ça fait deux man askanama fal bul fàtte les textes sont là jàng naa déggoo li ma la wax UUOAE ma ne may ma jàmm bu leen arrangé fi yaa potu ndox may ma sama jàmm yow da ngay gune di wax waxi gune loola seen xel xalaatu ko anu dëgg kon yow d'accord dëgg dafa amati ci côté bi ñi dëgg dafa amati Madické Niang sama yoon nekkul ci Madické lijjantiwuma ko waaw lijjanti ko nag duma ko lijjanti am na doole lool fële Touba affaire am la am na fa doole de affaire am la ñamu fa jël bëri na ma ne nañu dem lijjantiwuma ko de il a le plein droit de déposer sa candidature où est le problème d'accord maa bëggoon a am la mu am tey mais ndax yaakaar ba ma dul samp sama ndënd nga xam may ma jàmm ba bu kon luy tee nga ne la pare nga pour samp sa ndënd yow déggoo li ma la wax de déggoo del déglu nga ne li nga wax maa bëggoon a am la mu am waaw jeex na aw ma ko waaw jeex na waaw moo tax ma laaj ndax su suñu candidat ñëwul Karim Meïssa Wade waaw dama ne waaw kon yow yaa ngi gëm ne day ñëw ba léegi waaw kon gëm nga ne day ñëw ba léegi gëm naa ko kañ kon baax na puisque gëm nga ko rek kon baax na gëm naa ko de waaw ndax ci clôture yi yow sax du Sénégal lii la juddoo waaw fi la yaroo waaw léegi lan la baayam du fi la juddoo fi la màggee waaw mais mu ngi Qatar fu moo xam la ko yóbbu Qatar lijjantiwu ma ko man xaw ma woon dara ci PDS dara xaw ma lu ko yóbbu de lu ma xamut du ma ca dugg bien sûr ba ma gis lu koy dindi léegi bu am na loo doon bëgg a wax demal ci da nga koo fàtte bala nga koo fàtte waxal bu ñëwul nga ne bu ñëwul je suis libre comme le vent
honorable nag da nga xam lu ñu xamul. muy la. ndax boo nee bu ñëw je suis libre comme le vent. waaw te ku nekk jàpp ne Karim Wade du doon candidat. nga ne. du doon candidat ndax dañ ko xamu leen ci dara. dañoo ne dañ ko tënk. ma ne dañoo ne nga wax. waaw xamaguñ ci dara. mais justice nañ nekk ba Karim cëppeelu war a mu bañ a cëppeelu. ak la fa xew. man daal ay créé yeeg yooyu yëpp jànguma droit mënoo ma cee dugal. jànguma droit sama yoon ci droit. la ñu def ak ba ñu tëj leen ak lépp xaw ma ci dara te kenn mënut a tax ma xam ci dara. keroog ba ma àndeeg ministre des sports. ba am nga di ko tagg rek. maa ko tagg ba saraxoleel ko ñaata nit a jaar Mbàkke ñaata ministère a fa jaar. ñaata directeur a fa jaar. ñaata nuñ koy waxee. conseil environnemental économique et environnemental jaar fa. ñaata chargé de mission ñoo fa jaar. ñaata lan nuñ koy wax mënuma citer pour ne citer que cela xalal tombé waral ay gaaf maa ko wax fii daaw. ba ma ne première cëpp assemblée. mu egsi ma ne ko stade Mbacké kese mooy sama préoccupation mu war faa wàcc. keroog daf ma tontu ci hémicycle bi ne ma y'a un blocage bu ngeen demee na ngeen waxtaan ak seen maire yaa ngi dégg. waaw ne ma dinaa wàcc si. date ba mu joxe woon tombé sëñ Sidi Maxtaar yal na yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem nelaw. loola tombé allo. ren ma fekkewaat ko te tal ko taxawaat biir hémicycle bi ne ko département Mbacké stade Mbacké ba. ndax. ku tey yore kuru sa kaale di koroji jaar nga ci ngune. waaw ku ne séddoon nga ngone. bon lijjanti leen xale yi ndax xale mooy màgg te nañ bàyyi stade kii biñ ko bëgg a jox comment dirais-je ampleur non kii valeur non figure biñ ko bëgg a jox kanam gi ñu bëgg a jox stade boo ne stade rek ñu defe ne ay football kese la wala yooyu te football du kese léegi. benn la ci discipline sport. dégg nga stade. boo ko fa defee xale yi daañ tàggat seen yaram. xale mag ña sax bu ngoonee mën nañ faa dem tàggat seenu yaram. muy benn. football bii dina indi koom-koom ca dëkk ba. muy ñaar. ñett dina tax xale yi am occupation boo xam ne duñu talatee def lenn lu bon. ñeent même kilifa diine bu war a woote ci penc ma xat mën na ko indi stade bon nañu xam li stade di jëriñ stade koom-koom lay indi ci dëkk moo tax ma taxawal ci xale yi mu ñëw rek yàlla may ma ci ndam ak ñi ko doon dox nag waaw am na ñu ko doon dox ay xale yu nekk foofa kilifa yor ay ndomboy tànk mais nag maa nekk élu du peuple gën a jege ministre yi ndax ñun amuñu audience te man saa yu plénière jeexee ma jël sama tànk bi ministère bu ne ma ne la koŋ-koŋ koŋ-koŋ maay koŋ-koŋ bu baax waaye ci askanu Mbàkke maa ngi ci télé ñu may dégg yalwaanu ma saraxuwuma ndax oto bii ma yor tey askanu Mbàkke tax ma di ko dawal weer bi may fayee ko tey ñu di ca teg askanu Mbàkke tax ma am ko bon lii gor te bëgg mu lew la mooy taxaw ba lépp luñ la joxoñoon ci ay tawat nga taxaw ca buñ la satisfairul à 100% ñu satisfaire la à 99% te loola am na ci budget 2019 bii bon gis nga budget yi ñu doon bañ a voté man je vote et j'assume yow moo taxit maa ko voté ba sagar xeeñ moo taxit am naa sëri ca am yóbbu ko am naa sëri ca am yóbbal loolu la ñuy doyee député du peuple waaye waxul ñu nga ñëw ne yangaaral ñu jël buum nas ci sa bakkan bii buñ ne wii nga ne wii buñ ne noo nga ne noo kenn yaakaaru ko ci waaye yow dimbali ma defuma ko loolu la ñuy def nga ne majorité bi ña nga fekk ji ñoom loolu la ñuy def man tudduma majorité tudduma majorité dama ne tudduma majorité man dama ne parti gauche laa nekk déglu ma maa ngi lay déglu munoo maa daraj déglu ma parti gauche ci laay wax parti gauche bii ma nekk dama ne yóbbu wuñ ma fa pour xuloo xeex ak xas ministre jàkkaarloo moom di ko dara gis nga yow may ma tuuti xeex fa bi assemblée ban xeex nañ fi bu yàggul dara lu ci sama yoon bañuy xeex ma tegle samay tànk puus ne tegle samay tànk te wane ne man ku laal sama ñii xalaatuma ko de xalaatuma ko sama yoon nekku ci attewoo sax
déggoo li ma la wax damaa tegle samay tànk bu baax gën a moytu ba bala maa kenn laal loolu laa def ba ñu jógee nag di wax ak yéen naan leen dañuy jox temps d'antenne bu doyul damaa jóg ne leen ñi leen ñàkk a jox temps d'antenne bu doyul ñoo leen gën ndax lu tax waaw ci parti bi laa bokk ci groupe bi di vice-présidente à l'Assemblée nationale ngeen privé ma de parole dimanche ngeen ma ko def ma ne waaw yow xeexa ma indi assemblée mais yow dama xeex ba ñëw assemblée may ma sama jàmm da nga jaawatle camp yi daal fu mu toll camp yi wala yow nga gëlëm yow mi yaa gëlëm gis nga yow sa caméra bi nga xam ak sa micro yii nga xam waaye assemblée bii fi ma jaar ba agsi fi ku fi jaar taqaban xanaa xamoon ne ñooñu ngay wax maa ak seen bàyyi àndoon di politique waaw sëñ Bara Dolly waaw maa ngi mooma àndoon di politique ci PDS mais honorable lan la defal lan la da nga ne xeex ba ma ne waaw xam nga dama comment dirais-je avant ñuy def plénière yi dañuy def débat organisé ñun dañuy am conférence des présidents ñu waxtaan foofu ba pare bon bi ñu waxtaanee ba pare ñoom les 2 présidents de groupe nee na ñu may leen ñu dem wax ak les non inscrits ki ñu tànn ak président de notre groupe ñu ne ñu may leen ñu dem wax ak seeni nit du dëgg waaw bon bi ñu dellu si waatee conseil des présidents ma dégg sama président groupe ne man woote naa réunion ba waxtaan ak sama waa groupe ba pare mais ànduñu ci li ngeen tëral ñoom dañ ne nañ suivre règlement intérieur bi président Niass jël ne déedéet avant président Niass jël ñu ne nañ def tour de table ma yëkkati sama loxo nuyu président Niass nuyu sama collègue ya fa nekk tout ne ko je m'adresse à mon président de groupe sëñ bi ma ne ko Mbàkke yaaram dafa mel ni ci sama dégg-dégg da nga ne woo naa sama groupe réunion ba waxtaan ak ñoom bañ ne ànduñu ci lii ma ne ko bon xanaa danga maa fàtte Mbàkke yow dañ laa seppi déglu ma rek waaw maa leen njëkk a seppi waaw parce que dama doxalee moo tax ñu seppi la ma seppi la ni weñ wu dee daanu cim soow dama ne ku ma seppi la ni weñ wu daanu cim soow dee daanu cim soow noñ koy seppee sànni noonu laa ko defee may ma tuuti ma ne ko maay réclamer ak jàmm maay réclamer ak jàmm ba mu très bien ma ne ko yow dafa mel ni dégg naa nga ne woote nga réunion ba waxtaan ak sa groupe ba pare am dama cee bokkatut wala lu xew ma ne ko lii nga wax yow dong la engagé ànduma ci tey ànduma ci ëllëg conférence des présidents ñu pare foofu privation de parole boobu maa ngi ko fekk mu taxaw fii ci buntu bi ak Mamadou Lamine Diallo di wax naan lii nga waxee boo ko waxee duma la jox parole de président ma ne ko ah bon ma ne ko gis nga yow ñii ngay waxal sax dangaa manqué ni ñett nga baal ma sëñ bi ndax ñoo xam ne ay wagon la rek yu PDS lonk bu dee ñoom donc kenn xamu leen ci Sénégal télé bi ak rajo bee leen tax a siiw yow lu mu bon dangaa gañe sa base ba nga nekk ñëw tey fuñ ne la aca rek buñ ne la iyo nga ne iyo buñ ne la nañ maa nga ne nañ maa man duma ko defal kenn doo ma jox parole ma ne ko ba ñu egg ca ñu privé ma de parole te dafa am ñu ko monté sol ko yaa ngi dégg le jeudi ma dem ne ko bind ma mu ne ma non le dimanche mu ne ma waaw ku doon présider le président Alelo duma ko fàtte mukk muy le dimanche ñu lire liste orateurs yi gisuma ci ma ñëw ne ko waa président yow de bindoo mu ne ma fee ngay toog nga war a bàyyi toog dangaa war di ñëw fii ci ñun ma ne ko may ma rek ma ne ko assemblée dafa am fii mooy sama place fee du place su kii la loolu moo am assemblée ak ban assemblée dans le monde bu ko am laa bëgg a xam fu neex waay toog ma ne ko mu ne ma ne ko baax na ma ne ba mu toll ci wax moo président ay meeru ñing ma ne yóot sama kaala takk ci sama ndigg summi samay daal waaxu ba fam ne ba mu ne karaj yëf ya taal ma dem ne ko karaj mu ne gees ma ne ko bu ma waxut doo wax bu ma waxut doo wax ñoo ànd jóge Mbàkke xamante nañ Mbàkke bu ne tàng ne ñóot sa xel daj ma keroog ba ñu Ahmed Fall Braya di ñu defal meeting ba waaw fay naka seen TV pour ñu direct ko Ablaye Wade di ko gis ak Karim Meïssa Wade mu ne ma ne ko ba Touba ak Mbàkke gépp ëlbati ko woon la ginnaaw man nga woo ma ne ñàpp ci sa kaw mel ni damaa bokk ak yow ndey ak baay te la ma munoon démb lu ko raw laa mën tey bu ma waxut doo wax fii yéen a nga fa waaw yéen a nga fa waaw du dimanche la waaw altine lañ leen duma ñuy kaas
ñuy kaas temps d'antenne buñ leen jox. waaw boo xam ne doyu leen. temps de parole bon yàlla àtte na. temps de parole. waaw yàlla àtte na di. ñu di ma privé de parole. ñoom sax jox nañ leen ñoom a tane. ñu ne dañ koo xeeb. bon yàlla àtte na dimanche lundi. combat yi dog kur feeñ yi tuy. moo tax nga toog di jàng. ma ne nii nag jaajëfe yàlla suñu borom. yow mi bañ pour loo bëgg pël jaajëfe yàlla. yow mi bañ pour loo bëgg pël jaajëfe yàlla yàlla day àtte. yàlla du fay wax bàyyi jëf doom. honorable waaw loolu la lii la. léegi comme que yow. lii la Mbàkke ngay xeexal tout le temps. lii la ñu inauguré. Mbàkke laay ubbee sama wax moom laay tëjee. waaw moom te moom Mbàkke rek a ma sax. waaw moo tax nag. waaw xam nga bu ñu nee Mbàkke mënuñu ne mu ñu ne Mbàkke. te nga ne ñu ubbee Touba fan te waxuñu tam Ila Touba. bu yàggul dara lañ ko inauguré inauguration bi nag mu bëri ay coow loolu. ay seen Modou Bousso Dieng ak yooyu noonu. contre le fait que ñuy dépêché ki nga xamante ne moom mooy xalif général bi côté boobu noonu. tuub naa ci dégg gi. waaw lu tax. tuub naa ci junni yoon ci dégg gi contesté xalif. dama cee tuub ci dégg gi na topp ña koy contesté dama ne Ila Touba bi man de maa ngi félicité le président et son gouvernement ndax ñun màggat yi buñ daan ñëw di dajj ci oto yi. 6 heures de temps buñ ñëwee am biiru tañ suñu ndigg yi bëgg a wekkeeku. tey 1h30 35 40 nga agsi Dakar. jërëjëf président Macky Sall. mais li ñu contre le fait que. contre ma dara sëriñ bi lu mu def noonu la lu mu wax noonu la contre ma dara sëriñ bi lu mu def noonu la lu muy bëgg a def noonu la lu mu wax noonu la lu muy bëgg a wax noonu la ña koy contre yal na këpp ci ñoom ak lu leen ëpp ay ñay contre Macky Sall man Touba tout murid la sama yoon ci ñay contre Macky Sall sama yoon nekku ci man li mu def laa gis ak samay bët loolu laa wax. kon yow Ila Touba bi ak la ci am yëpp dañ ci ànd amuloo dara loo ci Ila Touba bi bu ma ko mënoon a décorer keroog ma décorer ko ngay wax la su ma mënoon a fekk président keroog foofa ñu permettre ma décorer ko. mais la ñu wax ne dañu bëgg utiliser li nga xamante ni moom mooy Touba ak ni mu nekkee une grande yow déggoo li ma la wax. waaw dëkku Serigne Touba bee ko mën a utiliser may ma. naan ma mës naa dégg. Ila Mamadou Touba Diop Decroix bi ñuy def campagne parrainage yi mu ñëw ba Mbacké am ay affaires yoo xamante ni daf ko daal di proposer ci wàllu programme de développement. di wax ne war nañu mën a changer comportement yi ci la bokk politique agricole bi tamit développer ko tuuti naka nga gisee. li nga xaw ma politique agricole xaw ma dembakol waaye dama ne. waaw àll bi moom makee ko moom. defoon ne ànd naa ak ñoom ñu def tournée. bu ñu nax askan wi. àll bii. makee ko moom te lii de maa la ko wax. lu tax Macky moom ko. moo xam lam leen defal. la mu saf ko macca ko xam. ak yow loo ci xam la mu saf ko macca ko xam. dama ànd ak ñoom tournée. dama yow da ngay ànd ak waa majorité bi di tournée. àndoon naa ak ñoom def tournée ci région ba département Mbacké yépp ànd naa ak ñoom def tournée. ak waa APR. waa Benno Bokk Yaakaar. Benno Bokk Yaakaar. waaw wala waa ak waa PDS. ah d'accord tey gis nga ne ñoom ñoo moom àll bi. bu baax. lan moo waral ñu moom àll bi. ñoo ko xam ñoom ñi nekk ci nguur gi. ñoo ko xam pourtant PDS fu ñu dem ñoom am nañ fa ay structure am nañ fa ay représentants. bu baax dama ne. yow de déggoo dama ne la Ablaye Wade. moo tax ñu xamee milliard le président Wade. moo tax Sénégal dégg milliard tubaar fakal la Wade fara njaag. yàlla may ko wër sa kattanal ko. buñ ko mënoon tëggaat bi muy ñëw buñ ko mënoon tëggaat ba mu am fanweeri at. kese. bon Sénégal fi mu ne comme Paris. d'accord waxatuñ jooju wax. may ma yaa ngi dégg. maa ngi lay déglu. waaw Ablaye Wade di indi milliard di la jox di jox kii di jox keneen ñi nekk ci gouvernement am pour ñu liggéeyal ko réew mi tabaxal ko réew mi seet ñi néew doole ñu dimbali leen dama ne moo man mii ci nekkoon doom di darti ba dee ba dagg. waaw koŋ sax mu suñu maa geestu. ndeysaan. waaw. moom rëy na. ah. doy na waar. ñuy xullee di xooleet boof ci li Ablaye Wade indi ñu boof ci ni mbëtt mu xiif. ba perte pouvoir bi. waaw. gis nga Macky Sall mi. allah ko barkasi xoolal dafa xam-xàmmee ràññee. dafa xam-xàmmee ràññee. dama ne daa boofoon ci baayam. xool dimbali ma may ma tuuti bala may ñëw may ma eggale bu ma dog. dama ne la. waaw président Macky Sall daa boofoon ci ron baayam. di maître Abdoulaye Wade. di muritu ne teg ne dégg ni tiga dege. ñu di ko yónni muy dukki di dem di xàmmee di ràññee nit ñi. Macky Sall daa xàmmee workat yi ak wurujkat yi ak tappalekat yi ak naafiq yi
da koo xàmme ndax dañ ko daan moom ñoo ma bokkoon ci làngu géew bi moom ñoo ma ko bokkoon di bon tey kenn da koo mën a jaaxal dama ne kenn tey da koo mën a jaaxal may ma tuuti kenn da koo mën a jaaxal mënuñu koo jaaxal xoolal am na ci ñoo xam ne Macky ci àdduna dara duñ ko doon ci moom dara ndax dalee na xam maa la waxal li déggoo li ma la wax ci gouvernement Ablaye Wade la nekkoon Macky fruit Ablaye Wade la lu mu liggéey tey da koy gërëmee bàyyi mais adversaire yi nga xam te ñoom ñoo nekk ci côté am ay ñoom Sonko ñoom Idrissa Seck quelque part gisoo ne war nañu mën a tiital nañ tuuti li nga xamante ne moom mooy ñi nekk ci majorité bi ñi nekk ci pouvoir bi tey xool leen ba xam ndax yoo ñoom loolu dérangé na leen da nga leen di xool yor ngay bët yor naay bët saa yu ñu waxee Idi bu waxee nga dégg tontu mag Idrissa Idi lu mu wax barki démb lan la wax barki démb waxam ji mujj bon jeex na dootul waxati ci Macky bon nag jeex na loolu la wax waaw dafa luum lu muy waxati déedéet luumul lu muy waxati Idi nag bopp la bopp bu très rëy la intelligent waaw ñoom ñëpp Ablaye Wade leen meññ weddiwuma ko waaw ñoom ñëpp Ablaye Wade leen meññ waaw mais aujourd'hui Macky moo fi ne adversaire u Macky loolu la yàlla def waaw loolu la yàlla dogal ku nangu dogalu yàlla dangay sonn sa xol di jeex d'accord léegi bu ñu ñëwee ci échéance yi nga xamante ne moom la ñu jëm ak parrainage bi ñu ngi ci clôture bi au début 148 candidats xaw ma 149 suma juumul yow yaa ngi wax dinaa la fàttalitu dangaa ñëwoon ci parrainage yu Mbàkke ba da te yeggali woo mooy jël bi da nga ne agricole ba may ñëw deet may ma parrainage bi waaw ba parti bi di ñëw yëguma tinuma aussi waaw ba fii ma toog ne xaw ma seen këyitu parrainage nu mu mel kon yow liggéeyu ci parrainage bi déggoo li ma la wax ba ñuy ñëw yëguma tinuma téléphoné wuñ ma woowuñu ma xaw ma seen këyitu parrainage nu mu mel nu ma cay liggéeye kon wutuloo benn signature lijjantiwuñ la ba nga mën la leen yóbbul benn signature amul benn candidat xaw ma ndax wut naa signature am déet de waaye ñoom de signé lu ma leen wax ñu kan nga signé xaw ma ci dara honorable di nga wax kan nga signé nag xam nga ma dama la xamee ci ñeme bu ma neexee signé sama bopp loolu ban sens la am yow tamit tamit signé sa bopp yóbbu ko fan doo candidat maa xam fu ma koy yóbbu waaw kañ loolu ngay wax waaw yóbbu ko fan waaw ma parrainage ba mu neex kan nga ko yóbbul yóbbulaguma ko kenn wóor na ba clôture fu mu toll nii nañ tëj kon nag yow nañ naka rek honorable xam naa li may jëriñ daa mën bëgg naa ma ne xam naa li may jëriñ lan yow may ma ay parrainage yi may ma sama jàmm waaw wax ñu tuuti ci bàjjenu gox yi en tant que responsable association bàjjenu gox yi waaw dégg naa liggéey nga ci liggéey bu am solo bu baax bañ primé ma dégg naa violence yi aussi xeex nga ci bu baax a baax tëj ci góor ñu bari 10 ans rek 10 ans ak 1 million 2 millions d'amende nan nga ci tëjee góor ñi xaleb 5 ans waaw xaleb 5 ans waaw loolu de dëgg la góoru juróom fukki at fan ñeen fukki at nooy tiimee góobu xale yàq ko ya xeet yàq àddunaam da ngay gis xale yi buñ doon dugg nii seen xale lu góor toog nga gis xale bi di lox rongoñ yi di sotteeku kooku àddunaam yàqu na waaw est-ce que dina jurati doom it après yooyu yëpp kooku xam nga ñun lu ñuy laaj perpétuité ñu ngi koy am ñu ngi ci liggéey ñu ngi ciy liggéey bu baax fi mu ne ku ko defati ñu tëj la sa giiru dund te dama cee ànd bu baax waaw beneen bi ci topp waaw boobu dama ci liggéey bu baax a baax a baax a baax aw ma ci sentiment bàjjenu gox nag moom gis nga sama député gi suñu rajo local ya nekk fee ca Mbàkke koo ci woo tey rajo ya bu ñu ubbee antenne da ngay dégg maire Fatma Diop dafay door a nekk député mais da koo nekk avant mu dem assemblée nationale dafa dem assemblée mais nekkoon na député ci département Mbacké man dama nekkoon ci social xam nga nee nañ sax pànk laa dëgg la waaye ko am yërmande laa sama xol waaw bu ma leeroon ne xolay yóbbu nit àjjuna dootuma julli dootuma woor ndeysaan loolu moom xam naa ko ndax dañ ma tuddee mère Teresa for naa ay baayo ba tàyyi du for sax màggat yi xam nga boo seetee en général ci suñuy jamono màggat mu mënatul dara moom la ñuy jox xale bu yaayam génn àdduna wala yaayam ak papaam yëpp génn àdduna xam nga jirim la ñuy wax wala baayo yaa ngi dégg da ngay ñëw di yalwaan si boobu maa nga am atelier couture ca marché Mbàkke ba soo accès sama place ma ne la nga nuyoo ma fay la nga ne maa ngi yalwaan ma ne la mère
xale bi baayo baa ngi yelwaan ma ne la waa ñaata ngay am ci journée bi boo yelwaanee ba ngoon jot nga ne juróom fukk wala boobu yooyu xaalis la xam nga waaw ma ne la waa léegi da ngay toog fii bu añ bi ñëwee ñu bokk añ te nga jox ma xale bi ma yor ko fi dinaa ko wutal meew ak yëpp xam nga màgget yi dañoo bëgg xaalis waaw ñu jox ma xale bi ma dem kër professeur anglais monsieur Ngiraan ma nga Mbàkke ba tey bu seetaanee lii dina ma dégg ma jël xale bi sang ba mu set wicc jël buum yeeg yooyu ñu ko takkal fóot ba mu set ma fomp dem ci friperie ba jël solal dem kër Elias Lawut mu ngi may dégg wala ay bokkam dundatut ma dem fa ñoom ak docteur Kan mu ngi may dégg ndund la ak ñoom Baaba ak ñoom Maam Mari ak ñoom Daba Caam ñu may ma gigoos boobu temps benn meew rek a xew muy gigoos pot bi dafa armignon def ay rëdd nii yaa ngi dégg gigoos a la mag yaa ngi dégg ma jël ko ñëw def biberon yépp defar ñoom dañ ma koy may sax ma ñëw defar yore xale bi ba ngoon jot ma defal ko li mu war a nàmp ci guddi gi jël téeméer ne la am bu subaa indil ma ko am naa ci ñu takk jabar am naa ci ñu sëy fat naa ba fatub dof Mbàkke waaw ñu koy wax awa waa Mbàkke may dégg yàlla nag loolu nga defe ne du ma ko fay yaabu moo ma koy fay bu baax bon nag na ñet bin xoolal vice présidente gi bu may présider duñu demandé xam nga ñoom lu leen mit honorable diw vous avez la parole pour 5 minutes looloo leen métti mënuñu koo supporter yaa buur laa ilaha illallah te yàlla def na ko nañ nangub dogal yàggut duñ nangub dogal laa ilaha illallah Mbàkke Bawal dama ne seen maire a gi nii rek yéen a tax parti démocratique sénégalais di ma xeex kenn taxut ragaluma kenn ci Mbàkke musuma jël sa dërëm politigalee ko Ablaye Wade musuma mbaar ba ngeen ñëw feesal ko musuma gaareb oto ba ngeen feesalal ma ko musuma tant ba ngeen feesalal ma ko musuma wote cinéma ngeen feesalal ma ko samay militant bopp sama koñ nag waa Njakal ak maa ngi leen di sant di leen gërëm ñooñu ñoo ma ne ñàpp te ma bàyyi fu ma woote ñu feesal ko am na ngand yu fa daan woote dañ ma naan maire nañ la indil oto nga dimbali ñu mosu ñoo xuloo man duma xuloo xam nga lan mooy xuloo duma xuloo honorable dina transhumé wala du transhumé kan yow man maa ngi ci parti démocratique ba sagar xeeñ tey ba ëllëg maa ngi tàggatool honorable may la nga tàggatoo maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal waa RDV waaw maa ngi leen di ñaanal ci kattanu yàlla ak yonent beeg Serigne Touba ak Alaaji Malick ndax ñëpp ci yàlla lañ jëm fa ngeen bëgg a yegg yal na leen fa yàlla ak yonent bi yeggale ginnaaw nag ba ma sante yàlla julli ci yonent bi sant sama ñaari waajur di sant Serigne Touba ko amuti noon baaxoo suba gu ma yeewoo ne salaamaaleykum na yàlla yokk noon yi ndax bu teraanga yokkoo noon yokku yàlla na nga yokk teraanga ji ndax noon yi yokku jërëjëf Mbàkke maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf honorable député di rappeler rek que moom mooy 8e vice-président bu assemblée nationale di représenter localité boobu nga xamante ne moom mooy Mbàkke Bawol di ko jaajëfal bu baax a baax ci leeral yi di remercier képp koo xamante ne jàppoon nga ci émission bi ku ci mel ni suñu rédacteur en chef Bamba Faye ñu ngi koy remercier bu baax a baax di remercier côté bi nga xamante ne ñoom ñooy côté production Diossi ñi nga xamante ne ñoom laay àndal di Jean Pouy ak Rasoul maa ngi leen di jaajëfal bu baax côté montage Paul Adams waaye duñu fàtte Mamadou Diop ak Ibrahima Ndour di leen dig daje semaine prochaine ak beneen invité merci honorable merci beaucoup jërëjëf